garab yi daanaka niñ koy jënde ni jënd yeneen produit yëpp la ñuy jënd ci garab te loolu dafa xaw doy waar ndax garab day ab produit bu stratégique boo xam ne si nit ñi dañ koo soxla yin boo xam ne si léeg-léeg day jam ba tax na daal diisaay boobu procédure yi am war nañoo xool nan nañ koy wayefale médicament yi ba buñ ko jotee buñ ko soxla ñu mën koo jot ci anam bu gaaw boo xam ne si dinañ ko mën a jox ñi ko soxla ndax am na fi secteur yoo xam ne si xëy na am na ñu leen teggil te yooyu yaakaar naa médicament yi itam mérité na loolu ba tax na ñi saytu yooyu war nañoo jël ay mesures yoo xam ne si dina tax daal PNA mi nga xam ne si mooy jëndi garab yi bu ko soxlaa mu jaar ci ay yoon yu gaaw yoo xam ne si dina tax mu mën a gaaw a jot ci garab yi. parce que li nit ñi soxla ci garab day yokk toujours te xëy na koom-koom bi koy matale du fi nekk toujours gannaaw bi lañ waxtaan ba gis ne bu fekkoon ne mën nañoo fexe ba garab yi duñ ko jaay waaye dañ koy leble dana am solo ci la PNA gannaaw bi ñu fi tey ndigalul ministère de la santé commencé nag benn politique bu ñuy wax Yexina. district yi dootuñu jóge seen poste de santé di ñëw di jënd si ndax am na benn équipe PNA bu ñëw ba foofu di leen ko jox. parce que bu njëkk structure bu nekk yow yaa daan dem di jël xaalis di jëndi sa garab parfois li nga yor ci xaalis du mot li nga bëgg ce qui fait que parfois yenn saa yi daan na sooxe léegi nag bi nga xamee ni Yexina bi ñëw na dafa ñëpp dañoo soufflé parce que population li ko intéressé mooy bu soxlaa garab feebar na ñëw fekk ko ci structure yi ñun itam li ñu gënal mooy bu nit ñëwee itam fekk garab yi parce que bu fekkee ni urgence dafa am nit ki dem di jëndi garab parfois bu dee jour boo xam ni pharmacie yi dañoo tëj benn rek mooy monter garde loolu ba tey vraiment du lu gën bi Yexina bi ñëwee nag ci la régler loolu yëpp. produit yu bëri par exemple paracétamol da doon def rupture amoxicilline te produits yooyu yoo xam ne mënuñ ko ñàkk ci biir structure yi la même aussi tamit am na yeneen produits yoo xam ne ñoom indi nañ ko dañ koy rafetlu ñun woy fajkat yi moom mooy ne ay vaccin antirabique bi c'était trop cher dafa cheroon ci biir pharmacie yi ak vaccin antivénineux bi antirabique mooy ñàkk bi nga xam ne dañuy koy ñàkk ñi nga xam ne xaj daf leen matt ñu moytandi ko say surtout xaj yu say yeeg surtout période bi day bëri yooyu yëpp léegi dafa am ci biir dépôt yi nekk ci biir hôpital yi. antivénineux mooy piqûre bi nga xam ne jaan su la màttee pour ñu bañ dangar bi yeeg moom lañ lay defal te loolu aussi tamit waa Yexina dañ leen siy gërëm ñoom ñoo ko ñëw teg ko ci biir dépôt yi. te dañ ko soxla woon te ñoom dañ lay tegal ñu ne la soo jaayee ngay soog a fay. am nañ ci ay résultats yoo xam ne si mën nañoo wax ne résultats yu baax la bien que nag contexte bi biñ ko doon doxalee xawoon naa am ay jafe-jafe yu ci amoon ba tax na ñu ci bëree bëri sax ay béréb yu bëri sax initiative bi dafa xawoon a sooxe tuuti ndax dafa am ab contexte bu fi nekk biñ naan CMI ndax médicaments yi dañ ko jël di ko jox fin de prestation de service bi yu ci yenn yi ñoom ñu koy jël di ko mayaat xale yi di def facture bi en attendant état di leen remboursement yooyu nag mooy yéex léeg-léeg ba ñoom duñ am xaalis bu doy ba tax na ñun buñ fa demee di fayu liñ leen joxoon duñ fa fekk xaalis bu doy ba tax na ñu bari dañuy am ay retard ci fay googu ñu war a fay. li am mooy fi mu toll nii am na structure de santé yu bëri yoo am nañ leen ay bor yoo xam ne fayu leen ko nit nag bu amee bor bu la waxee ne bor bi moo tax sama lii doxatul mën nga ko gëm. waaye li am daal mooy fi mu nekk nii CMI bi am nañ la bor yoo xam ne xaw naa takku région médicale bépp hôpitaux yeeg surtout centre de santé ak district yi. waaw deetu CMI bi su ma juumut actuellement jege na presque 100 millions parce que 17 mois la donc fu mu nekk nii c'est vrai que fayoon nañu mais affaire bi day continuer donc voilà chaque mois day am ay factures yu bees yu ñëw. bërëbu fajukaay yëpp soo gisee mu sooxe fi mu toll nii problème yi xaalis bi ñu CMI yoreel la soo seetlee année 2017 kese duñu wax sax 2018 parce que suñu nee 2018 suñu waxee nit ñi dañuy fàtt seen nopp yi mais 2017 kese liñ ñu yoreel presque rek poste bii rek mi ngi toll ci 3 millions ak lu teg te yaakaar naa ne soo xoolee poste bii tey am na ay réformes yu bëri war nañ ko fi def am na xaalis boo xam ne war na dem ci Yexina bi te loolu tamit programme suñ bëggee mu dox foog aussi tamit suñ fajee ñu fay. beneen point bi mooy
comité de santé bi président bi wax na ko maanaam li ñuy supporter la marge bénéficiaire boo xam ne structure yi moom la ñuy supporter suñ ko mënoon wàññi loolu tamit da ciy baax mais yaakaar naa responsable bi wax na ci te comprendre nañu et c'est effectivement légitime seulement c'est toujours des choses qu'on peut revoir pour un peu en tout cas alléger la charge supportée par les structures. 25% yi daal lay gaay di coow ndax boo seetee ay 1 million soo ko jëndee yaa ngi ci teg ay presque 100 kii xaas bi daal boo xam ne buñ defoon 5000 wala 10 000 dinañ am carburant ñëw jël garab dem surtout centre de santé gis nga diggante baa ngi nii ñu tegal la 25% ñun tam ñu ngi koy métti lu daal. waaw maanaam tey jii soo amoon 15% la ñuy teg ñun comme district bu dee 15% la ñuy teg 15% yi bu dee 1 million nga jaay da nga 150 000 nga cee am 150 000 yooyu nga génnewaat ci 25%. xam nga kon 75% ngay dese sa li nga amoon loolu noonu moom moo diis ndaxte li nga ak yow tamit yaa ngi bëgg a fay say personnel ak yooyu te sa bénéfice si nga doon defaree say dépense loolu tamit dafa diis te da lay leer na yow soo defoon 15000 mun nga si dem jëli say garab ñëw. 25% yi bi ñu koy def dañoo def atelier au niveau des régions médicales. pour wax leen ne opérateur bi yi nga xam ne IPM dañ ko jëloon pare nañ seen mission dañuy dem léegi PNA mooy jël en charge opérateur ñun ñoo leen war a fay li ñu leen di fayee nag il faut que ñëpp contribuer PNA day contribuer district contribuer centre de santé contribuer poste de santé contribuer moo doon 25% yi 25% yi mooy lan buñ la tegalee garab boo amee 100 francs bénéfice ñu jël juróomi dërëm je pense que loolu warul poser problème juróomi dërëm la ñuy jël soo amee 100 francs bénéfice pour non seulement prendre en charge les dépositaires payer les opérateurs faire aussi ñu def aussi ay formation ay supervision formative yoo xam ni dañuy former dépositaires yi informer leen si yegtinaa bi expliquer leen ba ñu comprendre loolu la ñu prévoiroon si 25% yi. ñi ngi liggéey ak service commercial bu PNA chef service commercial bu PNA dañu bëgg prochainement du yàgg dara ñu wàcc au niveau sur le terrain expliquer leen ñëpp wax leen 25% yi lan moo ko taxoon jóg ak lan moo tax ñu kii ko incha allah balaa yàgg dara.